mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kolore gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu moo jot bisimila ci xibaar. Adama Ndione. li ci gën a fës daal na ci rek bokk xew-xew yi fi amoon mars 2021 ba waa MDD daal di nag bind ab mémorandum daal di kalaami kii di njiitu réew mi nag ca cour pénal international maître El Hadji Diouf daal nay rek contre attaqué nee na moom itam plainte dina ko daal di nag def jëme ko ci ñi nga xam ne nag ñooy Ousmane Sonko ak kii di Guy Marius Sagna mu ngay sàkku sax ci ca loru la ñu daal di samp ab kuréel ci ndorteelu xibaar yi dinañ ci daal di nag dikk débat bi añu ci borom nag mbirum góor jigéen ñi évêque yu Sénégal daal nañu rek fësalaat seen i déclaration nee ñu daal lànk nañu lépp loo xam ne jëm na ci boobu na nag doxalin nañu ko def woon ndax àndul ak ki valeur gannaaw nag xew-xew yu fi amoon ci weeru mars googu ba tey église bi nee ñu ngay daal di yeggee seen i njaal njaboot ya ca daal di nag loolu wàllu violence nag ñu ngay ñaax ndaw ñi ngir ñu bañ cee rek daal di nag tab yi dinañ ci daal di nag àddu ci ndaje ba ñu amaloon ni ki tey jile wàllu ISRA ak directeur bu bees ba ñu fa daal di nag samp la mu daal di gis mooy mbéyum blé dañ ko war a rek amal ci mim réew mi ndax Sénégal la mu cay jéegaani at bu jot bañ ko xaymaa daanaka téeméer ak juróom benn fukk ci ay milliards nga daal di nag tollu faaw ñu daal di koy nag béy ci mim réew Ziguinchor ñu daal di amal ab ndaje ab comité régional développement service technique yu état yeeg collectivité territoriales yi ba ci société civile bi daal di ci nag lëkkaloo banxaas yu ci mel ni wàllu santé wàllu nag taw yi ak ndox ya muy daal di nag àndal transport bi ak agriculture di mbéy mi nekk na la ñu daal di nag jiital dinañ ci daal di nag jukki dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata wàllu tàggat yaram bi nga xam ne Sénégal nag daal di nay qualifié ci final ci wàllu nag CAN Beach Soccer gi muy fii fas yéene dajal ak Mozambique gannaaw ba ñoom it jàllee ci demi final yi ponk wax sa xalaat bokkoon na ci wàllu nag examen yi nga xam ne nag daal nañuy toxal li nga xam ne mooy calendrier bi yóbbu ko ba njeextalu nag weeru sulet ak août donte sax acteurs yi ci yëngu jàpp nañ ne concertation amu ca mën na dugg ci nawet bi ak jafe-jafe yi mu mën indi nekkoon benn ponk wax sa xalaat bi beneen bi aju woon nag ci wàllu élection locale yeeg alliance yi ñuy tàmbalee rek wala coalition lëkkaloo ngir daa nekk ci nag wattaay yi ba ci nag yooyu lee xeetu jongante naka ngeen ko daal di nag jàngate ci jamono ji ñu ñëw Pape Laye Dieye la ñu àndal ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees kis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag doore ak xew-xewu mars 2021 ak mémorandum bi nga xam ne mooy bataaxal M2D daal nañ koy nag bind ngir rek tuumal ci kii di njiitu réew mi Macky Sall maître El Hadji Diouf nag nee ñu mbir moomu tontu la ci daal di nag indi ak moom it plainte beneen ba muy daal di yóbbu moom it ca cour pénal international kii di Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna la ca daal di nag tuumal wàllu nag crime avocat bi nag di woo ñi loru nag ci violence yooyu wala entreprise ci yàqule ñu daal di samp ak kuréel ngir plainte boobu ñu daal di koy nag taxawee tey jii daje na ci taskatu xibaar yi ñu déglu ko maître El Hadji Diouf ak Amadou Moustapha Dia. ñii ne dañoo def benn mémorandum pour yóbbu Macky Sall prison CPI tëj ko moom gouvernement am ndax dañoo rey ay nit ma yëgal Sénégal yi ne man bëgg naa ànd ak waa Auchan ma ne lancé un appel waa Total Birima Ndiaye famille Mansour Faye waa TFM waa RFM yi taal seen oto yi ak ñi deele te ñu tax seen doom yi de ba wax leen ci alkaati yi tontu mi il faut que brigade bi ñëw na Sonko seen Samba Diéry Diallo loolu yëpp Sonko la ak Guy Marius Sagna dama leen yóbbu CPI ñu jàppaleen ñoom ñëpp yóbbu tëj leen muy Sonko ak gaay bi mais yéen waa MDD yéen yëgal ngeen newoon nañ ñoom ñoo laaj ci gën a defal Sonko fu toll bakkan moo gën a foor nguur yëpp yàlla moo koy jox di leen yàlla loo mënul joxe waroo koo faat waroo ko dimbali sa xott yéen di oto bi bali kontaan dañ koo dóor kenn ko nag ñëw di bëgg daal dëkk bi moom bëggu jàpp Auchan moo tax mu tàkk Total moo tax mu tàkk na neen luy France dafa tëb France CFA dafa tëb lépp moom yamam yi rey kee prison la xasan kee dee CPI préparé teelu ma ñaar ñooñu na Sénégal am jàmm Sénégal jàmm la laaj pays de teranga les lions de la teranga il veut les lions de la violence il est marché jaraaf bi kaw Thiès violence léegi Sénégal yi violence rek tribunal Pikine di toj tribunal Diourbel di toj yàq rek ak toj ndax la
daal di nag tàbbi ak débat bi aju sax ci wàllu nag borom ñaari tur yi di góor jigéen yi évêque yu Sénégal ñoom ñoo daal di fësalaat seen i déclaration bu Thiès ñoom nag nee ñu mbir moomu daal duñu ko nangu benn yoon ñu ngay ñaawlu itam li aju ci xale yi tuut tànk yi nga xam ne dinañ faral di leen jëfandiku ñu jàpp ne loolu nag ak ki jikkoy rafet di valeur àndul gannaaw nag xew-xew yooyu daal di fii nag amoon ci weeru mars googu sax église bi nee ñu njabootu ñuy loru ñu ngi leen di rek ba li nga xam ne mooy seeni njaal di woo nekk jeunes yi ak acteurs sociaux yi ba ci ñu yëngu ci wàllu politique kenn bañ fi rek fësal wàllu violence waaye daal di nag woote jàmm évêque yi dañ doon tëj ci àjjuma ji seen foyer charité bi ñu leen amal ci ñaareelu session ordinaire atum année pastorale bu 2020-2021 Denisia Samb. coowal jëm ci wàllu mbiru góor jigéen évêque Sénégal joxe nag seen position monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Dakar moo yore woon kàddu yi conférence épiscopale bi. affaire homosexualité def nañ ni ci itam manifestation li woor ba woor ci li ñu gëm ak ci li ñuy jàng ci sunu téere yi ànduñu ak homosexualité waxoon nañ ko Thiès bi mu leer nañ ñu ngi koy waxaat fii na gën a leer nag. àdduna ñi tamit jëm ci situation sociale économique ak politiku réew mi rawatina nag jëye yi nga xam ne ñoom ñoo fi amoon ci weeru mars bii ñu génn ba am sax ñu ci ñàkk seen bakkan. di fàttaliku li xewoon fii yëngu-yëngu yi amoon fii ci weeru mois de mars ñu yaakaar ne li fa amoon dafa doon màndarga boo xam ne dañ ci war def sunu xel ndax sàmm sunu réew mi ci li gën a baax. ñu xam ne boo nekkee ci nguur gi boo defee politique boo nekkee ci administration bi foo mënte doon ci Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom te li ñu war a jiital mooy intérêt wu Sénégal du intérêt wu parti politique du intérêt particulier yi. évêque yi xamle na ni tamit ñu ngi jàllal loxo di ñaan jàmm dellu siwaat ca Proche-Orient ginnaaw nakar yi nga xam ne nag nemmeeku nañu ko ci askan wi mu jëm ci israéliens yi musulmans yi chrétiens yi wala beneen diine bu mu mënti doon gannaaw ba nawet bi di waajale tamit ñu ngi tàllal seen loxo di ñaan pour yàlla mu jagleel suñu réew ak sous-région bi taw bu bëri waaye tamit mbay mu naat foyer de charité Cap de Biche Denisia Samb pour Sud FM. Denisia Samb daal di koy nag jaajëfal Pape Laye ñu daal di nag wëy jëm ca diwaanu Saint-Louis foofu directeur général bu institut sénégalais bi ñu dénk wàllu recherche agricole mooy gëstu yi ñuy def ci wàllu nag mbéy mi moo fa daal di door rek nemmeeku ca région boobule ngir daal di daje nag ak agent yi nga xam ne ñoo daal di nag seq station régionale yi moom docteur Momar Talla Seck moom nag teg na baaramam bu baax a baax bi fexe mbéy moomu ñuy wax wàllu nag blé. ñu daal di ci nag taxaw bu baax a baax ci mim réew ndax gis na ne lañ cay jéegaane bitim réew at bu jot xayma nañ ko ci téeméer ak juróom benn fukk milliards ci suñuy koppar wax na itam ñu teg ab direction scientifique boo xam ne daal dina mën a lëkkale liggéey boobule Saint-Louis Yves Tendeng ci station régionale bu Ndiol fii ci Ndar la kii nga xam ne ni mooy njiitu kuréelu ISRA bu bees bi daal di door tukkib nemmeekum fii ci Ndar fi nga xam ne ni ñëw na ngir dajeek ñii di liggéey ci kuréel boobule. docteur Momar Talla Seck. bi ñu jëlee service dañu commencé def benn tournée nationale dañ ne dañu war a ñëw discuter échanger ak agent ISRA yi jox leen tamit vision bu nu mu am pour mën a am ay réorientation pour que ISRA mën a jouer rôle bi nga xamee ni moom la état bi di xaar ci moom échange boobu nag commencé nañ ko def te li ñu gis par rapport ak vision boobu dañ ne il faut nu am benn direction scientifique boo xam ni dafa am doole ba pare transversal mën na liggéey ci domaine yu bëri yi nga xam ne moom la ISRA nekk. ci noonu mu daal di wane bëgg-bëggam ngir ñu saytuwaat lii di plan triennal ci lu soxal wàllum mbéyum lii di semence de pré-base maanaam jiw gi. parce que suñu naan autosuffisance da ngay mën a am ay semences yoo xam ne yu bonne qualité la te pour ñu am semence yooyu dañu war a am lu naan ay semences de pré-base te loolu ISRA moom moo koy def su ko ISRA defee nag day nekk yu certifié de bonne qualité nu mën ko def. ci gox-goxaan yi nekk ci Sénégal yépp beneen pàcc bi mooy ñu mën a def benn renforcement de capacité producteurs yi nga xam ne ñoo koy liggéey ci les bonnes pratiques.
bokk na itam ci li mu bëgg a jamono ji moo di rek ñu sukkali wàllu mbéyum blé ci mim réew bu ko defee ñu wàññi jéegaane giñ ci fara def te at bu ne nguuru Sénégal di ci dugal lu toll ci téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ci suñuy koppar. li ñuy importé si blé 160 milliards de francs CFA dafa bëri te gis nañ ni ISRA mettre na en place 8 variétés de blé 4 tendres ak 4 durs li des si loolu mooy nu mën a accompagner ISRA mu def vulgarisation culture blé. muy tukkib nemmeeku bi nar a lalu ci diiru ñaari fan te mu nar ko jëmale moom ak ñi mu àndal fële ca station bi nekk ca Fanaay ak it ca Ñanga nekk ci département bu Podor ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves daal di koy nag jaajëfal ñu daal di nag wax ci projet bi ñu daal di nag teg ngir jàppale plan national daal di koy teg ngir daal di nag jàppale région bu Ziguinchor fexe lëkkale yenn ci ay banqaas yi daal di koy suqali comité régional développement lañ ca daal di nag amal ab ndaje séddale ay xabaar service technique yu état bi daal di koy seq collectivité territoriale yi ba ci société civile lañ ca bëgg nag mooy fexe ba coppite yi am ci wàllu climat bi di changement climatique waaye itam wàllu mbéy mi ndoxu taw yi di inondation yi ba ci dem beeg dikk beeg santé bi nekk secteur yoo xam ne dañ koy jiital ci seen i nag liggéey bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bu projet appui bu plan national boobule yëkkati na ci ay kàddu moom Gabriel Ndiaye ñu déglu ko ak Ben Michel Kanfoudi. projet bi dafa nekk projet boo xam ne dafa war a dimbale d'abord état du Sénégal pour mu mettre en œuvre lu ñu woo kuréel bu ñu woo convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. loolu moo andi projet bi boo xam ne comme ni ma ko waxee day appliquer juste convention boobu. projet bi day intervenir ci région Ziguinchor Kédougou Kaffrine Matam ak Saint-Louis ci 5 régions yi yëpp dañuy liggéey ci secteur yoo xam ne ñooy mbéy bi inondation mooy problème mbënd bi infrastructure de transport terrestre ak dernier secteur bi mooy secteur aussi wér-gu-yaram bi santé. pour région bi dañaa ñëw d'abord pour appuyer pour benn kuréel bu ñu woo COMREC mooy comité régional sur les changements climatiques comité boobu nag gouverneur bi moo koy gouverner. mais day regrouper vraiment service technique yépp ñoo xam ne dañuy liggéey ci secteur yoo xam ne dañaa impacté par soppeeku jaww ji bi société civile aussi bokk na ci secteur privé projet programme bi ak surtout collectivités territoriales yi donc ñëpp ñu ngi ci kuréel boobu parce que COMREC boobu lu ñu seetlu mooy depuis 2011 nga xam ne projet INTAC moo ko mettroon en place depuis lors fonctionné atul nu mu war a fonctionner donc ñun léegi ci suñu études yi dañaa seetlu que manque capacité bokk na ci mais aussi manque financement pour ñu mun a di fonctionner régulièrement bokk na ci loo xam ne projet bi loolu la ñëw tey dimbale COMREC boobu pour ñu mun a jouer son rôle de coordination parce que tey lu ñuy woo tey soppeeku jaww ji bi ci dëkk bi COMREC boobu moo war a di ko seetlu. ci la ñuy daal di nag tàbbi ci nañuy fexe rek ba daal di joyanti lii di réseaux sociaux yi anam bañ koy jëflante njiitu réew mi yëkkati woon ci rek ay kàddu loolu yooyu la kàddu nag ñu ci bari ci askan wi daal di nañ koy nangu jàpp ne secteur bu amee yàqu-yàqu la di woo sax ndaw yi ñu daal di fexe jëfandikoo gi ci wàllu woowu ñu daal di koy nag soppi ndax ay jumtuwaay la yu mën rek indil nit ki ay jéego ci li aju nag ci wàllu communication defal nañ ci ab micro trottoir moom day Fatou Diop. bëri na ci ay sénégalais yu rafetlu bu baax kàddu yi président Macky Sall wax dafa jot ñu teg ci yoon réseaux sociaux yi. donc comme ni ma ko waxee def naa ñu ñëpp ñoo ko déggandoo li président wax ci réformer réguler réseaux sociaux yi donc nekk na loo xam ne ñëpp ko gisandoo ñëpp ko déggandoo te damaa am na ay faits yu tax am na ay erreurs yu ay ndaw def parce que comme ni ma ko waxee internet bi waruñu ko utiliser pour yàq nit. ma ne ko en tout cas yéex na koo def décision bi mu jël moom approuvé nañ ko te defe naa ni képp kuy nit war nga ko mën a waaw loolu de niñ ko gisee moom maanaam lu baax la ndax maanaam réseaux sociaux yi fi mu toll nii daanaka buñ seetaanee dina tax saa dina laa jàpp maanaam buñ bëggee jël pour tegaat ko ci yoon lu am solo lay doon daal. Serigne Niane mi ngi woote ngir ñu gën a delloo ci suñu xel. je lance un appel à tous les Sénégalais parce que président tey bu demee ba naan day réformer je pense wala day am ni muy réguler réseaux sociaux yi c'est parce que am na lu ñu def donc li may lancer un appel mooy amaana président je me dis que am na yeneen préoccupation yu gën a mag donc Sénégal maa leen di woo pour plus de conscientisation plus de responsabilité yoo xam ne yéen a koy jëlal seen bopp plus de maturité yoo xam ne yéen a koy jëlal seen bopp. donte am na ay aspects yu positif comme yu négatif jamono ji réseaux sociaux yi ñu bëri ñu ngi koy utiliser ngir mën a siiwal ay yëfu jàmbur.
tàggat yaram ñu daal di ci nag dikk ak CAN bi ci soccer bi nga xam ne Sénégal nag daal nay qualifié ci final bi gaynde yi nag daanaka dañoo daan Lions yu Atlas yu Maroc ci demi-finale bi ñetti bal ci ñaar muy match bi nga xam ne nag métti woon na lool ci diggante ñaari l'équipe yi waaye entraîneur bu Lions yi di Ngalla Sylla nee na daal rafetlu nañu prestation bi nga xam ne gaynde yi def nañu ko ñu teewlu njàngatam ak Moustapha Sall. Maroc gi ñu doon jéewal vraiment Maroc bi boo xamante ne jàng nañu bu baax quand même ñoom démérité wuñu tey def nañ match bu baax te lii dafa war na rek ne bi soog a moom fu ñuy jëm day gën a métti Sénégal ni mu doon mën a équipe yi dañ koy commencé bàyyi xel bu baax a baax donc malgré que suñu préparation bu baax ñoom aussi Maroc dafa leen préparation bu baax parce que ñoom vraiment ils mérité sax dem final mais peut-être ñu daje tey si Sénégal boo xamante avec l'expérience ñu mën a ko mu fikku pour gagner yombul woon parce que xale yi tey amoon nañ pression bi nga xamante ne sax doon ngeen ko au début ñu ko doon bañ parce que c'était une bataille psychologique la woon parce que doon ma ko woon nangu au début parce que xamoon naa dina am parce que buñ ko nangu woon au début rek lii lay indi mais tôt ou tard xamoon na ne dina ñëw na tey ñu génn si je pense que le demain incha allah dinañ jouer final librement quoi. mais gis na ne ñaari match yi yëpp da ngay teel a jël bi final bi mën naa métti bu fekkente ne éliminatoire comme final ñafe bi dana gën a métti. waaw bi choc moom même à partir de boo gisee sax boo gagné li ngay njëkk a jël mooy coup d'envoi parce que à partir de coup d'envoi mën nga si jël bii donc yooyu c'est des choses qui arrivent mais après voilà loolu moo wax rek ñu wax ñu rester concentré mais loolu bi mu amee sant yàlla parce que après xale yi après fipp nañu après égaliser. jiitu leen après maîtriser le match c'est vrai que match bi métti woon na trop mais l'essentiel a été fait mooy am qualification bi quand même. waaw boo xoolee suba ni ñu préparé match bi mooy xale yi actuellement nii entraînement xajatu fi dañuy dem rek bàyyi leen ñu récupérer d'ailleurs ça ñu ngi dem def décrassage après kiné yi nag ñooy def seen liggéey maasee leen bu baax ñu jël ndox mu bari ñu gaañ ñu faj leen vraiment di leen gën a encourager rek après gën a waxtaan ak ñoom gën leen ñaax. ñu xam na ne affaire bi gënoon a métti mooy qualification bi jàll na léegi nag mën nañu football librement suba peut-être di ngeen gis beneen Sénégal boo xamante ne dina am beneen xarukaay kanam. c'est moi qui vous remercie. waaw kon nag dinañu dellusiwaat ci li nga xam ne nag mooy drapeau chef de l'État ak sumbo gën ko daal di nag door fa fii ca diwaanu nag Kaolack ak Mamadou Camara xam naa ci suñu yeneen i jotaay lay daal di nag doon jëwriñ bi ñu dénk nag wàllu tàggat yaram daal di demoon ci boobu ne nag diwaan ngir daal di saytu wala rek amal lancement wu ndaje boobule mu Matar Ba dinañ ko daal di teelu ci suñu yeneen i jotaayu xibaar Pape Lay fii la ñuy daal di nag tàbbeekoon ci wàllu wax sax